li ñu doon wax mooy ñu fexe pouvoir central bi ak pouvoir local bi juboo loolu nag su ñu demee ki yor pouvoir central bi ak ki yor majorité pouvoir local bi dem ba joxante loxo man dañ maa noppal dañoo noppal Idrissa dañoo noppal Siré Dia dañoo noppal docteur Ndiaye dañoo noppal Ali Nguer dañoo noppal Mouhamed Mbaye parce que xam nga lu tax parce que ñun ñoom dañoo téye ni fii kenn moomu ko ñun ñoo ko moom ñu ni leen nañ leen ànd nañu jël Thiès pouvoir central ak local suñu àndul y aura des conséquences te conséquences yooyu xam nga ñu koy subir les populations. tey jii yàpp naa ni ànd bi Idrissa Seck ànd. ak président Macky Sall man jàpp naa ni Thiès war na cee gën a war na cee gis boppam. parce que ànd bi it yàggagul matagul 3 mois wala 4 mois ci lay yem man jàpp naa ni su ñu demee au bout de 6 mois plus tard 1 mois Thiès war na cee mën a décoller Thiès bu njëkk bañ doon xalaat en 2004. avec la relance des chemins de fer avec la réouverture de la NSTS. bii lay sotti quoi ci bii lay sotti ak grade de convergence. li grade de convergence. ci bii lay sotti quoi ci bii lay sotti seen ànd bi. waaw loolu xam nga nit da ngay am yaakaar ànd bi quoi ànd bii ci laa yaakaar ni. seen ànd bi nga xam ne kenn xamul lañ doon wax kenn xamul lu ci biir. luñ kenn xamul benn biir la xamul jubóo leen ànd bi. ànd bii man ci laa jàpp ni Thiessois yi ànd bi Idrissa Seck ak Macky Sall ànd man ci laa jàpp ni tey jii Thiès war na cee décoller économiquement loolu su ci amul nag dinañu def benn taxaw seetlu suñu dawalee 1 an ñu xool ànd bi lan la ñu jural. lan la ñu wàññil. su fekkee jural nañ lu baax ñu applaudir mu avance. fekkee jural lu ñu baax ñu leen yéen seen ànd bi kat population bi ñun lañ leen doon wax. gisaguñ ci seen bopp ñu xool. d'accord xam naa ni foofu mooy dina ñëwaat fu am solo ndax fii moom dina concerner trop Aly Nguer parce que nag jot naa ci kàddu ne Aly Nguer promoteur la xaw ma nag waaye non fii am nga Thiès TV moom souvent am nañ information yëpp Aly Nguer ci promoteur la bokk gis nga coow mbuurkat gi xaw na bari jaxasoo ay nit di ñu ñëw daaneel seen kër donc tey nag peut-être aussi Aly askan wi dinañ ci xam tuuti daal donc tey mais nag fi may waxee ñu gën ci orienté wu mooy par rapport en tant que donc doomu Thiès en tant que njaboot lu metti dal ci famille tey aussi woo ci amoon analyse ak jàngat par rapport ak loolu ou bien ñu ñëw ci Assane Mbaye bu fekkee aussi am nañ ci continue voilà ñu daal di ñëw donc ci suma xarit tey moom maa ngi moom mënuñu juboo quoi. waaw jàngat yu ci am. c'est là tout d'abord dañuy massaw. ñi ñuy massaw mooy ñi nga xamante ni jot nañu donte la nekkuñu ci yoon nag. ndax ku waxul dëgg wax leneen. xam nga nit kër dafa am luñ koy jox suuf dañoo tere ku ko jaay d'abord. mais ni dëkk demee ak nu àdduna demee mën ngay jaay di def acte de sécession. amatul ci même réew xam nga fële ca mbuurkat forêt classée bi la ñu laal ñi nga xamante ne laaluñu forêt classée bi kenn toju leen li fa am mooy dafa am ñett dëkk yu fa am. ñii dañoo fàq dëkk ñii jënd dëkk. ñii def lotissement bu dugg ci mbuur ci forêt classée bi. muy ñetti façon nit. li ma waxoon président de la république ci lettre bi ma ko bind bi affaire bi amee loolu laa gëm. du dëgg yépp la ñu mën a wax. waaye comme que nee nañu déclenché nañ ko nekkatul forêt classée. ngala nañ fa bàyyi ña fa des. ña fa amoon dañ leen delloo seeni mbir. jàppale leen ku ci nekk la nga investiroon état mën na ko attan na ko. mu delloo leen ko. mais suñ ci naree xóotal damay dal la daloon sama copain Papis ca plateau ba dal ma. ndax yenn wax yi soo koy wax doo nekk à l'aise parce que wax ngir dugal sa nawle wax ngir ki ñu yàq te nekkul ci dëgg nga ne ko da ngay ñàkk loolu ñun du Cees wax mais coow li aussi ni mu rëyee lan moo tax sa président waxu ci Seck lu tax waxu ci coowu mbuurkat bi xam nga coow li ko gën a rëy am na ci déclaration de patrimoine am da nga koo dégg mu wax non c'est-à-dire que c'est-à-dire xam nga non si la soo ma posé question da ngay bàyyi ma tontu dama ne la waaw lu tax waxu ci xam nga nag loo bëgg nit sa bopp moo la koy gën a moom deram bi fa depuis kañ ñu ngi ko am da nga mës a dégg Idrissa tontu li mu ko war en tant que kilifa ma ngi koy def. Jatara recevoir leen. kan ci Jatara recevoir collectif Mberkane. non mais lu lépp la ñuy wax nañ bàyyi noonu rek. non dama dañ koy wax Jatara recevoir na leen. ci ndigalu kan la Jatara nekk. Macky Sall. waaw ku ko Jatara ku tax mu dugg. non Macky Sall non ci parti politique laa lay waxuma la ci état suñu duggee ci état. non man waxuma la waxi état. man su ma yow tey man ñëw non c'est mburu ak soow c'est Macky Sall. si c'était mburu ak soow doo invité Assane Mbaye invité ma. pourquoi pas.
parce que ci mburu la nekk ma nekk ci soow. mais attends ngeen bokk may suuf. c'est-à-dire mburu mee fanaan rek moo tax. donc pour te dire que du mburu ak soow boobu nga dama ni dañoo nekk ci ay parti politique yu bokkul. malgré ñi ngi ànd mais kii day dem réunion ji APR. ak ñamu àndal man damay dem réunion ji réew mi. dama ni Jatara recevoir na kon le président Idrissa recevoir na ndax Jatara dénkaane koo wóolu président Idrissa Jatara la wóolu. li ci war mooy Thiès waa yëpp nañ taxaw nekk beneen bi ñuy alerter le préfet ci arrestation yi ñu ciy dégg. ñu ngi koy ñaan nekkul sax alerte que ñu dawal yërmande. ñii suñu amee part de responsabilité maanaam ñi jaay ñoom ñu seetaan ba ñu jaay aussi am nañ part de responsabilité. parce que am na ci yoo xamante ni ñoom ñoo ko joxe parce que autorisation de loti ñoom ñoo koy joxe. ñoom ñi koy joxe nag mënoo jàpp ñi jaay bàyyi ñu jox autorisation de loti. dañuy ñaan waa Mbourkat ak collectif bi. képp ku fa amoon te ñu yàqal la. ñu ngi ñaan état mu delloo la ko di ñaan le président Macky Sall. que suuf su Thiès surtout Mbourkat na ko jëlal boppam. loolu lañ koy ñaan. d'accord xam naa ni foofu tamit aussi est-ce que tamit problème bu bari bi tamit Assane sa président de la République Macky Sall amu ci lu mu ci def parce que le 18 décembre 2017 mais nag boobu nag ci donc information man nag mais bi ma am moom les informations bi nga xam ne liir naa ko ci kayitu ay responsable mooy doo ko président di wax boobu 30 hectares la woon. donc am na ci yu bari ñoo xam ne ñu ngi déclaré ni boobu 14 hectares la mais daal am nañu des informations que 30 hectares la woon bi mu ñëwee ci leen ko dikk ci côté politique ñi leen donc dina fexe aussi bañ daañu déclassé espace boobu est-ce que tamit tey président Macky Sall li waa Mbourkat leen dal tey est-ce que li ci ëpp yóbbu leen ko. non bon forêt classée bi ci globalité président li mu war a déclassé 450 hectares la. donc dafa am une partie boo xam ni ci la ñu li ñuy wax fàkk dëkk am. 450 hectares yooyu du pour dëkkuwaay rek dañ ci envisager def ci ay projets. lu mel ni marché central au poisson une nouvelle gare routière xam ngeen garage Dakar fi mu nekk léegi mu ngi ci digg dëkk bi. foofu rek li fa am ci problème mu circulation dugg ak génn tey loolu wane na ni. ubbi nañ une deuxième porte ci beneen côté Grand Standing pour oto yi di fa génne yi di fi duggee. ak projet d'utilité publique yu mel noonu moom la ñu prévoir foofu. li Ali wax les responsabilités sont partagées xam nga mbir su xasee ba am dañuy xool nu mu gën a oyofee. te ñu dawal ci yërmande xam nga président de la République mënut a indi mbas mi mu génnee 1000 milliards di ko jàppalee ay néew di doole. ñu ni 21h bu mu fekk kenn ci mbedd mi ñuy génnee ay toroxal ay nit wala indi nit ay jafe-jafe. ba ñooñu di fanaan ci ay mbedd. loolu amul cohérence te gisuma urgence bu tax ñu ni nañu toj Mbourkat parce que dañu nekk ci jamonoy crise mondiale. donc dañu war a bàyyi ba crise bi passé ba Sénégal moomaat boppam économiquement ba mënaat boppam. ñu xoolal jublu ci yooyu fekk nit ñi ku nekk sa au moins mën sa bopp tuuti. mais les responsabilités sont partagées xam nga lu tax. parce que lotissement bi ñu ko defee dafa am zone boo xam ni fi la lotissement bi yam muy lu normal. mais ñi doon autorité administrative yi njëkk yi defoon lotissement bi dañoo empiété woon dañoo duggoon ci forêt classée bi. ma doon laaj nag ñoom ba ñuy amputé di dugg ci forêt classée bi ana ki ñu dénkoon forêt classée bi ni ko surveiller ko muy eaux et forêt fu mu nekkoon. kon kooku fay am na ci part de responsabilité li xew tey. bi loolu amee ñu retiré ñii ni leen yéen ñi amputé bu leen dëkk population bi ñëwaat fàkk dëkk. ñoom it am nañ ci part de responsabilité. ñi leen jaay am nañ ci part de responsabilité waaye dafa am ku ñu dénkoon tamit ni ko fii bu fi kenn teg birig ñu koy wax descos. ni ko bu fi kenn teg birig kooku tamit yaakaar naa ni su xoolee ba nit fondement fa. xool ba nit def élévation xool ba nit tabax fa ba dëkk moom it am na ci part de responsabilité. moo tax ma ni mbir yi c'est partagé. autorité administrative yi dëkk biir Thiès tey jii nga xam ni Thiès foofu mooy porte d'entrée bi. mais mënuñu wax ni autorité administrative dinañ toog 1 mois te duñu jaar foofu. soo jaaree gis koo xam ni teg na fondement. mais nee ko toj ko suñ ko tojee tey jii man mi am ci côté bi. du ma su ma gisee ni kii tojal nañ ko. man du ma ci teg. léegi nag li am ba am mooy. man damay dañuy ñaan autorité administrative yi. ñu xool plan bi ñu teg léegi. képp koo xam ne nag sa kër dafa nekk ci yoon woo xam ne dañ koo tracé ci plan bi te mu nekk ci yoon wi. ñu waxtaan ak yow. ñu jëlee la fa. wutal la feneen. wut luñ la accompagner ba soo ci defoon junni ñu delloo la junni boobu. beneen bi ci topp mooy
ñuy ñaan président de la république parce que décret bi en réalité signé guñ ko. mu baral ko signé ko pour que autorité administrative yi nekk ci dëkk bi ñu mën a baral liggéey bi ba coow lu mel ni mën a bañ a amaat. parce que lu mu gën a yàgg xam nga sénégalais moo tàmm dara. su demee ba mu am 6 mois 7 mois rek beneen Assane Mbaye mu dëgër bopp dina rocceekuwaat ci ginnaaw tàmbaliwaat fa leneen wala dellu ca la mu moomoon. jàpp ni moom moo ko moom te moomu ko. donc loolu dañuy ñaan président mu gaaw baral affaire yi. bi ci des mooy. di sant aussi parce que bi coow li amee ñëpp jóg nañu. ñëpp jaaxle nañu suñ ci autorités yi delloo ginnaaw te ñoom ñu amoon droit def loolu. yoon may leen ko ñu waroon koo def ñu dellu ci ginnaaw ndax yërmande bu leen président ñaan aussi ñoom tamit dañ leen di sant di leen gërëm. mais beneen aspect bi ci biñ ciy mujjee di ci leeral mooy amul benn kër goo xam ni nit dëkk na ci ak njabootam ñu fekk ko fa toj ko fa. toj ko amul. lu ñuy toj mooy bâtiment yu àggul. ak ay fondement yu fa nekk mais amul benn nit boo xam ni benn kër goo xam ni nit a nga fa dëkkoon ak njabootam. ñu ñëw toj ko. d'accord xam naa ni loolu aussi c'est à éclairer. pour l'opinion am na solo li des ci waxtu yi bareetul te am na moo tax ma bëgg a gaawantu. mais aussi foofu rek dama am lu ma fay sànni. ñi ngi remercier suñu frère Lamine Gueye ci taxawaay bi mu am. parce que bi mu gisee ni mbir mi am na loo xamante ni jaarul yoon. te collectif bi am na loo xam ñi ngi ko ciy def di ko laxas ay politique dafa démarqué wu ak ñi nga xamante ni ñoo fa dëkkee. d'accord mais di ñaan le président Macky Sall. urgence bi lenn kese la à Thiès. mooy nga signé forêt classée bi. d'accord xam naa ne bu ñu jógee foofu tamit fi ñuy ñëwaat mooy ku ne nag moo ne fi teew ñu wax ci wàllu politique ku ne xam na ni donc yéen a ngi réew mi te ak jàpp boobu ba tey. li jëm ci élection locale yi amatuñ ci benn information bu leer bu njëkk sax nag Ali xam naa ni coow li xawoon na bari donc gars yi naan nañ dem ci élection yi mais fi mu toll nii moom jàpp ma ni sax pare ngeen pour wax ci wax élection ndax comme lépp mburux soow la mais tey situation politique u Thiès boo ko doon jàngal tey donc ban analyse nga ci tiré. d'abord bala ñuy wax waxi mburu ak soow ñu xam ni Sénégal moo gën mburu ak soow suñu alliance bi ñu def. su mënta jariñ Sénégal yàlla na tas. non tur la rek. waaw non c'est-à-dire. tour bi dama ciy leeral parce que askan wi ñoo ñuy seetaan. parce que urgence calendrier républicain kenn waru koo laal. mais li tax ñu laal ko dañu jugee ci ay élections yu metti élection yoo xamante ni ba fii may waxee ak yow ba ànd bi ñu ànd amul benn opposant bu taxawoon féliciter le président ne ko yaa gagné. parce que jàpp nañ ni fichier bi jaarul yoon. jàpp nañ ni élection yi dafa am njuuj njaaj le président Macky Sall rassuré ñu. ci benn discours bu mu def ne amatul lu muy gagné. parce que deetul nekk candidat. bi mu rassuré opposition bi à l'époque boobu bi ñuy démarrer ñun ñu ngi woon dans l'opposition. c'est ça am na 4 minutes xaw ma 5 minutes. mu wootee dialogue. waaw nga ñëw ci national. bi mu wootee dialogue national ñëpp dem wuy si gis nañu fi mu abatul mooy stabilité am na. juboo nañu ci 23 points yi fa amoon juboo nañu ci 21 points donc ñu ngi ci processus boo xamante ni ñu ngi koy jéem a eggal. li ci des as néew maa ngi déglu démb benn débat ñu koy wax mooy commencé nañu càmbar fichier bi donc kon jàpp naa ni dans les plus brefs délais dinañ xam datu élection yi. mais urgence parce que nag askan wi ñoo moom seen baat ñoo koy dénkaane. suñ ko la ko dénkee su app ba jotee da ngaa war a jóg ñu dénk ko keneen su dee wóor nañ ñu dénkaan ko. d'accord si waa réew mi foo leen toll ci élection locale yi est-ce que tamit ci dañu jàpp ñi da ngeen dematal seen bopp ou bien da ngeen ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi. ñun duñu gàggantikoo ci mbedd. ñun waa réew mi. dañu am discipline de parti. du fii laay toog naan fee la ñu toog. parti bi mooy joxe orientation. mais daal ñu war nañu ñu am yaakaar xam ne ni ngeen ànd ak waa Macky Sall lii. ñu am ci yaakaar xam nga nit ki doo ànd ak moom di ko fa xasal. lépp luy jëmale politique gu président Macky Sall ca kanam. ñun ci la ñu bokk. lépp lu war a ñoŋal Sénégal jëm kanam ci ngir président Macky Sall am jàmm ci lañ bokk am ndam ci lañ bokk. kon daal su ma mee dégg-dégg ñëpp nañu xam ni donc élection yii di ñëw locales yi ni ñëpp jàpp ni président Macky Sall dina ànd ak ki nga xam ni moom mooy Idrissa Seck. sa kàddu la du sama kàddu. non damay laaj. sama kàddu mooy. ñi ngi xaar directive yi jógee ci président Idrissa. ci ñu wàcc ci base bi ñu doxal ko. comme ñoom ay kilifa la ñoo ànd. te président wax nañu dem leen ngeen mel ni. mburu ak soow. moo waral sama Assane mii ñu toog nii. jàmmoo parce que mosuñoo jàmmoo. loolu nag dañuy ñaan yàlla mu law Sénégal gis ci boppam. que Idrissa bañ ci gis boppam que Macky Sall bañ ci gis boppam mais population yi nga xamante ni tey fi ñuy waxee ak yow mbas mi sonn nañu. jaaxle nañu tiit nañu. économiquement yépp a taxaw. que su lii weesoo mbas mi ñu gis ci seen bopp. mais waxi élection. kii la ñuy àndal kee du ñu ànd ak kii. du jugee ci man Ali ndax man militant la responsable la. maa ngi yem fa ma war a yem. d'accord xam naa ne aussi foofu la ñuy ñëwee surtout nag seen côté Assane dafa xaw a doy waar ndax
avant ñuy wax sax ci ay donc ànd président Macky Sall ak ki nga xam ni moom mooy Idrissa Seck ñu gis jamono jële weesu Pape Siré Dia donc di responsable politique bu APR yàlla dogal donc ndawam yi ci jamono jële passé ñu gis ci benn conférence de presse bu ñu def di ñoom déclaré candidat bu nga xam ne donc moom mooy Pape Siré Dia est-ce que foofu tamit xawul am tuuti problème parce que donc quel que soit alpha bu fekkee comme ni ko donc Aly Nguer waxee bu fekkee politique kenn ku ne aussi donc am nga ci parti boo nekk te parti aussi bu ne am na discipline am te souvent aussi ngeen nekkaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que foofu tamit xawul tey xel tuuti li tax ay ndawam génn ni Pape Siré Dia candidat la pour les élections locales est-ce que tamit jéemul fexe galgal ngir xeeb li ko Macky Sall jox ko dal boppam. non moom xam nga man ku ko jege laa parce que tey jii yàlla dogal na man ak Siré Dia ñooy xëyandoo di lundi au vendredi donc moom nekkul ci dynamique gu président daf koy dénk poste. mu loyal mu dénk ko PCA Lonase mu delluwaayal. moom àndut ak président de la République ci ay problème de poste de responsabilité daf ko loyal jeex na. amul lu mu ciy tànn lu ko Macky Sall di tànnal. wala lu ko Macky Sall di bëggal. moom li mu bëgg mooy li Macky Sall bëgg mu ne ci. di ko doxal te aussi ku ne xam na ni. cër yi ko président jox séddoo na ko ak ceesuwaay yi. bu baax a baax à 100% loolu amul kenn luñ ko ciy sikk. xanaa di ko ñaanal yàlla may ko ndomba tànk. mais foofu tamit xam nga li tax ma laaj bi mooy. est-ce que laaj bi Pape Siré Dia laaj bi voilà maanaam est-ce que amuñu tamit problème communication. xam nga nit. day am ay ambition. nit ku ne am nga sañ am ambition ci sa dëkk. bëgg sa dëkk man damay faral di wax ni su may tànn ñetti Ceesuwaa wala ñaari Ceesuwaa yi gën a bëgg sa Cees dama naan Idrissa Seck ak Siré Dia la ndax kenn ku ci ne ba nga tollee ca defal nga Cees. moom frère nga baal ma bi ñuy wax déclaration bi mu naan biñ ko nit ñi génnee sax ne ko nekkal candidat mairie moo jiitu mburoog soow bi. dama ni moo ko jiitu dama ni man boog man Assane Mbaye mon seul et unique ambition politique en ce moment c'est faire de Siré Dia le maire de la ville de Thiès. d'accord waaw mais aussi xam nga fi mais Assane ñu ngi supprimer maire ville. d'accord non yooyu waxi mais fekk dindeeguñ ko rek. d'accord mais aussi man sama ambition loolu la te aussi moom aussi am na droit am ambition xam nga nit ki da nga naan bëgg naa tey balaa subaa ñëw. am na droit ni bëgg na jiite Ceesuwaay ci si li nga xam ni moom la ñu suñ ko wóoloo dénk ko léegi nag dañu am alliance bu bees. xam nga déclaration boobu jiitu na li ko Ali waxee mburoog soow. tey jii am nañ alliance yu bees. tey jii alliance bu bees boobu xam nga ñun ànd nañ fi ak réew mi élection législative. bi 2012 après 2012. élection législative yu njëkk yi. ànd nañu campagne yaakaar naa ni coalition bi su ci yàlla defee jàmm ak salaam. ñun daf ñuy gën a noppal ñun waa APR xam nga lu tax. parce que waxtaan lay doon suñu waxtaanee ba juboo ñu proposer Ceesuwaa yi ñu voté. d'accord mais aussi xam naa fi balaa maa ñëw ci Aly Nguer ndax tey gis nañ fi donc Ndiaga Diaw ci point de presse ci laay ñëwee tëjee ci donc ci déclaration patrimoine bi Idrissa Seck mais fi ma bëggoon rek ñu daal koy brosse mooy ci côté Pape Siré Dia xam nga bu ñu waxee ci wàllu politique kenn ku ne gis-gis. c'est vrai que liggéey na Thiès dañ ko apprécier mais communication dafa am solo. ci leader politique. surtout say ndaw kenn ku ne am nga droit xër am nga droit bëgg mais dafa am loo xam ne donc remarque bu ñu def la et souvent est-ce que Pape Siré Dia ndawam mi la plupart la ñuy wax est-ce que il est courant de ça parce que quelque soit alpha dama jàpp vidéo boobu ñuy wax moom en personne moom moo toog ñu filmer ko c'était dans l'euphorie. loolu moom njabootam. ñoo xër ci moom. ba mu ëpp dem naa ci point de presse boo xamante ni maa nga foon man. boobu yow fekkee point de presse bi ngay wax yaakaar naa un certain mouvement bu ñuy wax pencoo xaw ma nan ak nan ñoom ñoo doon def seen point de presse ni ñoom dañu tànn Siré Dia comme candidat loolu am nañ ci droit man étant un proche de Siré Dia nekk son assistant dans son cabinet loolu man ci presse bi laa ko liiree xam nga ki am xër am gis-gisam ak bëgg-bëggam ni man Aly Nguer mii kat laa tànn mu bëgg a nekk sama maire dans la commune ouest. d'accord te xaw ma li nekk ci xelum Idrissa Seck mais man li ma bëgg ak cofeel bi ma am ci Aly rek laa wax. d'accord xam naa ne fi mu toll nii wax ci man waaye fi may ñëwee mooy nag Idrissa Seck ci déclaration patrimoine bi gis nañ ni dama xamul nag est-ce que du ànd bi waa réew mi ànd ak
APR xawul metti tuuti ñu nekk ci kujje politique bi nekk ci PDS ñu gis tamit Ndiaga Ndiaw yëkkati ay kàddu yu bëree bëri donc teg ko ci deru ci nga xam ne moo jël Seck am nañ ci information Mohamed Mbaye tamit def na benn point de presse du ñàkk ci xibaar yi Thiès TV dina ko jàllale ñu bëgg a xam foofu donc réellement ci déclaration boobu tey Idrissa Seck def parce que ñun nañ xaw a jaaxal tamit mooy Idrissa Seck 4 ans la def ci nguur ñeenti at ak yenn moyens yi fan la ko war a mën a jëlee. waaw Pape tout d'abord dañuy féliciter le président Idrissa Seck ci li nga xamante ni mi ngi koy jàppale le président Macky Sall te muy dëgg ci moom muy bonne gouvernance xam nga suñu la falee président Macky Sall dafa teg loo xamante ni su la falee jox la nombre tànk jox la yenn responsable day jaadu nga dem wax sa moomeel pour ëllëg du ñu mën a wax ni lii da nga koo luubal wala lee da nga koo luubal le président Idrissa Seck ci li nga xamante ni moom la nekk mu dem def ko kon donc dañ ko war a féliciter bala ñuy ñëw di def ay jàngat li mu def ñaata la am du ñaata Pape say at suñ ci génnee 1992 li ciy des du bari de 92 la Idrissa am première société soo ko seetloo ñu bari suñ ko fàttalikoo Sénégal 92 amoon na fi muy kii fii lañ organisé woon Coupe d'Afrique. yooyu yëpp yàqu mu daanu. donc dama day am yenn saa dañuy créer entreprise dem ba ci biir daanu. du ma la wax waxi poste. xam nga xam nga da nga may indil ne 4 ans la indi ci nguur. tey dinaa la wax te du ma la wax waxi nguur. le président Idrissa Seck am société kër bi mu koy jënd Point E à l'âge de 33 ans la ko jëndee. Point E laa la wax. mu jaay ko après. mi ngi ko jënd mosu koo jaay 92 kaa ma wax la fi mu jaay. fi mu jaay jëndaat ko. il faut que ngeen dem dans l'information. te dañu war a bàyyi. moo tax ñu woo la. dañu war a bàyyi. xam nga Sénégal li ci ëpp solo ñu baal ma ci kàddu gi. fen dafay bari doole. xam nga ku mel ni président Idrissa Seck. dem def déclaration de patrimoine. nga jël këram gii ci cybercampus ñëpp xam ko ci Thiès nga xam ko ñi ñuy seetaan xam ko. ñu estimer ko à 2 milliards. gémmiñ gu waxul dëgg wax leneen. loolu ay fen la ay sos la ñu baal ma ci kàddu gi. président Idrissa Seck 92 am na société. 92 jënd na këram gi ñu estimé. ca Dakar estimé ko ay 200 et quelques millions. fekk na mu am ko en 92. suñu diggante ak Libye amoon na fi problème moom moo gagné marché ba ca pétrole ba parce que dafa nekk nag consultant international yor cabinet bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest président Idrissa. Haïti ñëpp xamoon nañ la leen dal. moom moo gagné woon marché ba. c'est des milliards et des milliards président Idrissa Seck dafa mës a ñàkk dundee waxoon na ni. état moom rek la fi topp corps de contrôle yi jàpp ko ñeneen ñëpp jàpp nañ leen après ñu baal leen ñii ñu tëj leen ñii ñu baal leen Idrissa Seck topp nañ ko pendant 6 mois non-lieu total la am. donc na nit ñi xoolaat li ñuy wax. kantaa ki ngay wax. naan ma Ndiaga Diaw bu PDS Ndiaga Diaw bokkul PDS. bokk Ndiaga mu Aly Ngouille Ndiaye la. te dama ciy ñëw may ma eggale. damay leer non Ndiaga sama xarit la. du toog plateau mooy tax ma wax ko loo xam ne gëw. non Ndiaga Diaw PDS parce que Ndiaga Diaw tey bu nekkul woon PDS et quel que soit alpha dugg na bu yàgg ci mburoog soow mi. Pape non li Ndiaga di def yàlla bu ku nekk ci mburoog soow di ko def. lu muy def. je m'explique Ndiaga su poche yi banqué ci lay def conférence de presse wax ko magam jooju. non respecté ko respecté kii wax parce que quel que soit alpha aussi moom li muy wax am na plein droit wax li mu yëg. am na plein droit wax dëgg mais. yow aussi amoo wax li nga yëg. non man du ma sos. mais nag bu ñu PDS la bokk. Pape bàyyil ma recadrer Ndiaga Diaw mës sa bokk PDS xam nga en 2000 kenn xamul Ndiaga Diaw en 2012 kenn xamul Ndiaga Diaw 2011 maa kii ñoo bokk di réunion. mi ngi nii toog xamoon nga Ndiaga Diaw. non kenn xamul Ndiaga Diaw. Ndiaga Diaw mi ngi ñëw après alternance 2012 bi nga xamante ni sabar gi tas na sabar gi tas ku fa taxaw di fecc ku lay tàccu PDS dafa amati kenn ci la ñëw taxaw bi mu taxawee combat yi ñu bokk yëpp maa ko jiite kii fekke na Cees yi waay laay waxal maa ko jiite wattu maa ko jiite aar maa ko jiite ñetti combat yi nga xamante ni opposition bi ndaw ñëpp dañ ko ji man lañ maa ngi koo jiital parce que man lañ amoon ci man confiance Ndiaga Diaw mi nga fa Ndiaga Diaw moo nekkoon suñu tóob diggante ak ñun ak Aly Ngouille Ndiaye Ndiaga Diaw tey nag dafa nekk en mission commandé par son patron Aly Ngouille Ndiaye Ndiaga Diaw musul am parrainage bu mu joxe c'est archi faux tey Mouhamed Mbaye wax na ko Ndiaga Diaw parrainage yi mu joxe mooy ñun yi nga xamante ne dañ koo sélectionné woon baaxul ñu segg ko la ñu ñaan ñu may ko. non respecté ko non. dama ne su amul na ma jox citation direct. non maa ngi ci télé damay wax ci télé. na ma jox citation. Ndiaga Diaw encore une fois damay wax bu Ndiaga Diaw taxaw rek wax leen nekk wax leen mu sentir aussi plateau comme ça tamit. Pape ngeen bu koo weer. mais Aliou mënu ma ko. waaw kër mais loolu. non attends xam nga da nga ni weer xam nga politique da nga ni weer c'est-à-dire que yéen ko sekkoon
yéen a ko bokkoon ngeen dem ba jamono toll fii. non mosuñu koo sekk xam nga man yàlla defal na ma sutura. loolu c'est ko yéen ñaar nee naa la Ndiaga c'est mon ami en dehors politique su ma jógee fii maa ngi moom ñooy ànd. mais am nga fi benn cadre de concertation ak Habib kan yu. cadre de concertation boobu Assane ci la bokk man ci laa bokk Ndiaga ci la bokk kenn ëppale ko ci kenn du ko ci génn dama ne ci li ñu nekk ci politique di ci wax dañ ciy wax dëgg Ndiaga Diaw kuréel yi ñu bokk yépp maa ko ci mës a jiite. d'accord musuma ci am problème gestion xaas moom nañu wax xaas bi fu mu duggoon moom laa ko joxoon bi may def. d'accord c'est bon de toute façon xam naa ni c'est-à-dire xam naa moo am kii Assane foofu lay tëjee sax wax ni amoon ci waxtu mat na donc gis nañ aussi jamono ji coow li xaw na bari. est-ce que tamit du ci stratégie politique ndax quel que soit alpha aussi yàgg ngeen ci politique bu fekkee tamit dañu nekk ci parti di yëngu ku ne xam na ne aussi donc jamono ji gëj nañu dégg PDS bien vrai que nag ñu ngi naan c'est Aly Ngouille Ndiaye donc est-ce que tamit Aly Ngouille Ndiaye war na mën a def yooyu stratégie te ku ne xam na ne aussi diggante président Macky Sall xaw na sori lool. bon man nag su may wax ci dara damay wax ci lu ma wér te wóor xam nga Aly Ngouille Ndiaye ne ci ginnaaw wala newul ci ginnaaw loolu awma ci certitude te nit lu mu amul ci lu mu leer jarul mu ciy teg doomu aadama ay tuuma. maanaam mbirum déclaration de patrimoine Idrissa Seck bi nga xam ni moom laa gis ci presse bi. man gëwuma ni loolu moo nekk OFNAC te ñi yor OFNAC li ñu wax loolu laa gën a gëm génnee nañu communiqué ni loolu ñoom binduñu ko jotuñu loolu. te liy firndeel loolu OFNAC ka fa nekk kam ak fa rek. mais président de la République Macky Sall. Ouais. C'est pas Macky Sall président de l'Alliance pour la République moo ko fa teg institution la OFNAC. te liy dëggal wax ji mooy nan la ñu mën a estimer benn kër ci biir Thiès ba mu daj benn kër. bu fi nit am ñu estimer ko 2 milliards. c'est possible mën na nekk. non su doon Dakar. non mën na en nekk plein centre-ville. mais en dollars lañ ko estimer. xanaa non biir mën na nekk parce que léegi fii Thiès terrain yi sàkku dégg ñëw Aly Ngouille promoteur la. sa kër gi seen kër gi ñu nekk ku la ko doon jox ku la ko estimer 1 milliard da nga ko ko jël. non peut-être yaa koy xam. parce que promoteur nga. non man du ma promoteur. Allez promoteur nga. du ma promoteur. ok c'est bon. xam nga du li idi ànd ak ñun moo tax may wax lool nit sooy wax da ngay wax te yàlla tax man boobu foofu laa taxawee man gëwuma ni Thiès am na kër guñ fi mën a estimer à 2 milliards. benn tey fa ñuy wax ca Mermoz pour nga daw ba gis fa 2 hectares yu vide c'est trop difficile man je suis à Dakar je travaille à Dakar les lundis jusqu'au vendredi. mais pour nga gis espace bu vide bu mat 2 hectares dans la capitale sénégalaise ba pare ñu ni Mermoz la nekk ak lébu yi temps yi ni ñuy coowee coowu suuf loolu lu jaaxal nit ñi lay doon donc man jàpp naa ni loolu lu ñu sos la rek pour jaay seen journaux parce que wax nañu Idrissa Seck def na déclaration xam nga lu ñu war a saytu. mooy ñi duggoon ba génn maanaam kii dugg danaan man am naa fukki dërëm fii ñaar fukk fee juróom fukk. léegi xam nga lu tax ñu wax déclaration pour soo génnee ñu xool la nga waxoon ni moom nga am. li ci dolli ko ba xam jaadu na. wala jaaduwul. donc ñi génn la ñu war a saytu ba xam la ñu waxoon ñoom la ñu am. ak diggante bi ñu leen fa tegee ba ñu génnee ba xam la ca dolli ko jaadu na wala jaaduwul wala kii soo ko dugg moom li mu joxe moom nañ ko dencal. suturaal ko ci. su paree nag ñu xool la ca dolli ko ba xam jaadu na ci diggante bi am déet. te may woo Sénégalais yi aussi muy ñii politique surtout. ak la presse. nañu delloo si suñuy valeur mooy sutura. sàngante sutura bi. parce que mooy profité ci occasion bi. non c'est Assane Mbaye qui parle aujourd'hui. provision ci occasion bi. ñu delloo jikko yooyu nga xam ni. moom la ñu tabaxee woon Sénégal. d'accord ba ñu agsi fii. d'accord xam naa ne ñu amoon ci waxtu mat na sëkk donc François mi ngi yónnee SMS naan donc match nul la quoi donc j'accepte quoi plateau bi c'est match nul parce que man tey jàppoon naa ne tey sama plateau bi dina xaw a def nii wala mu def lii mais dafa mujj équilibré comme nag c'est Mburok Sow c'est normal donc peut-être liñ ciy séentu rek na nekk intérêt wu Sénégal intérêt askan bi te suñu borom aussi mën na ko ci def parce que ñoom ñëpp jàpp naa ne aussi ci réew mi la ñu dëkk te donc kenn ku ne rek war nga xam fii Sénégal toll mu nekkoon plaisir lool Aly Nguer dalal la ci plateau bi ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di santaat yàlla bu wér di jéggalu ceesuwaay yi ak ñi ñuy seetaan ci àdduna yëpp su dee wax naa fi benn baat bu dëng ñu xam ne ci sama matadi la su dee jaar na yoon ñu xam ne ci borom bi la subhaanahu wa taala mais mënuma tëj samay kàddu te du ma gërëm. xam nga ki tax nga gën koo warul gën. wala nga raw koo warul raw da nga koy gërëm. suñu demee tey ba
nit ñi mën ñu def ay chef d'entreprise ba nit ñi mën ñu teg benn classe ki ñu jàppale duñ ko rëy a wax. c'est le PDG Pape Doumbouya nga xamante ne moo nekk suñu gannaaw épaule ñu. nañu kat nit day am ci lu muy jàpp nit day am bien vrai que ni yéen a ngi ci politique bi te xam ngeen ni politique du métier. mais loolu ngeen jàpp fii ak 100 ans du ngeen ci génn ndax salaire yi demeewul noonu. nekk jëm leen créer ay entreprise ma accompagner leen ñu ngi ko ciy gërëm di ci sant. di ñaanal suma wayjur wu góor ak wu jigéen di ko ñaanal Assane di ko ñaanal ñii ñëpp di la wax ni kontaan nañu ci plateau bi ndax même su dul plateau man ak Assane nii la mës di demee àndoon nañu nag ñu wor ñu mais bi baax la ñu wor quoi. d'accord aussi Assane mu nekk plaisir tamit ñu bokkoon ak yow plateau parce que franchement mbégte la donc li ñu naan TS TV bien vrai que xam nañu ñëpp mais xam nañ ñi nga xam ne aussi jusqu'à présent seen fidélité mi ngi ci yéen. ndax aussi donc bi ñu xamee Aly Nguer ba tey donc ñu ngi ko xam ak le président Idrissa Seck quel que soit Alpha c'est très compliqué très difficile mais malgré tout aussi toujours mi ngi gérer foofu. dëgg la Assane aussi donc xamante ni yàgg na. aussi boobu mu bokk ci ñi nga xam ne yàgg nañ ci APR. xam naa ñu bàyyi la aussi nga daal di tàggatoo. donc tout d'abord di la remercier di ñaan aussi suñu borom fi ñu dégg animateurs yi gën a mag ci Sénégal ñu dégg la fu ko raw. di nuyu de passage sama jeune frère Didier Talla. moom aussi nekk fi di animer Kër Nabi. di profiter ci occasion bi aussi di gërëm Mor Gueye sopp Nabi bi nga xam ni. parrain la ci émission bi. mais aussi di remercier comme ni ko Ali waxee. le PDG Pape Doumbouya nga xam ni mu ngi ci audiovisuel bi mais yàqu ci dara mu ngi yaatal. di nit ku baax di mag mu baax di jàppale jeunes yi. ak son frère Habib Kane de passage ñu ngi koy remercier. mais di def mention spéciale ni ko kii waxee. ki tax nga xam ni man damay wax ni ñi ma bokkaloon classe ba ñu xëyee man damaa gont raw leen lu tax ma gont raw leen nag c'est grâce à Pape Siré Dia le PCA de la LONASE moom moo tax man ma xam luy salaire à la poste ma bàyyi mu fekkaat ma LONASE indi ma ci échelon yi gën a kawe. donc kooku soo dajee soo amee plateau yu mel nii. da nga ko war a remercier. remerciement mooy yooyu ma koy remercier nag noonu ma ko santee gërëm ko noonu la ko sama famille santee gërëm ko. samay xarit mais sama wasiila muy Serigne Cheikh Mbacke Madina moom Serigne Mbacke Madina. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan Thiès. yàlla na bokk ci dëkk yi dàq ci àdduna bi. bépp jeune bu fi nekk. sama yéene Pape Siré Dia yéene kilifa yi mooy bépp jeune bu ci ne nga am ci loo jàpp ba mën a suturaal sa njaboot suturaal say parents suturaal sa bopp loolu moom mooy yéene Siré Dia ci jeune u Thiès ak nitu Thiès wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam ayca ñu am mbégte lool donc de passage ñu nuyu ko ni nga ko waxee donc le président groupe Prestige Pape Doumbouya de passage aussi acte yu am solo aussi donc lay def franchement te aussi nit ki bu créer entreprise uniquement surtout ci domaine bi nga xam ne mooy côté média ñu yaakaar ci aussi dañ koy apprécier bu baax parfois ma tooñ gars yi ni Pape Doumbouya donc moom mooy candidat journaliste yi kon donc waa presse bi yëpp am ngeen candidat pour les élections yi ñëw donc c'est Pape Doumbouya bu Prestige TV. en même temps aussi donc de passage Talla donc l'émission Kër Nabi man maa ko c'est ça. parfois ñu changé voilà émission Kër Nabi donc mi ngi doon Talla aussi donc ñu nuyu ko mu nekk aussi genn wàllu bu Mor Gueye aussi ñu xam tamit mu nekk suñu xarit de passage. ñu gën la téye donc jaar aussi ci Gana Messere bi mu ñëwee aussi keroog. ñu yenandoo fa mu sedd lu bare bari sa diggante ak moom donc lu ngeen ànd lu lépp aussi muy nekk plaisir ñu amoon mbégte lool donc ci remercier baax seen accompagnement bi. Abline Ndiaye donc Habib Ndiaye donc. Alioune Ndiaye ñu nuyu ko de passage ak la dame la bi nekk à côté. Adji Sarr tamit. donc mais si la am na lu ma bëggoon lancer benn message. ci ministre de l'économie numérique. Yankhoba Diattara. mu di ko ñaan. Assane di ko tàllal loxo may ma ko di ko tàllal loxo. ci ñi nga xam ni. ñoom ñooy liggéey ci audiovisuel ci biir Thiès parce que. gis nañu télé yu mel ni Thiès TV Thiès Prestige télé Thiès 24 yu mel noonu tey jii ñu ciy communiquer muy jàll ay jeunes Thiès waa nekk ci di ci ñuy créer emploi ñuy ñaan le ministre de l'économie numérique à travers lui mu jàppale leen ba ñoom ñëpp ñu dugg ci bouquet bi mën a demal seen bopp loolu ñu ngi ko koy ñaan xam naa ni ma koy ñaanee noonu la ko aal ñaanee ñaan moo tax ma ne may ma ko. loolu daal la je tenais à le dire ci plateau bi ñu jox ko ñu wax ko sunu mag. sunu xarit le ministre Yankhoba Diattara. pour que mu jàppale ci mbir mi nekkul lu ñuy ñaan. dëgg la mérite la
ñii dañoo déparé zéro ba egsi fii tey ñoom ñëpp jaar nañ fii gis nga nag jubb bala fal soo ko watee folleeku Thiès moo leen fal li ma waxoon sama yaay ja Ndeye Tické Ndiaye contre ma ko dama ko waxoon marquer say empreinte biga la fal biga la fay jëlee ñoom ñëpp biga leen fal biga leen fay jëlee donc de grâce monsieur le ministre Yankhoba Diattara lii fexeel Thiès TV Thiès Prestige Thiès 7 TV Thiès Média Thiès 24 donc NJ Thiès général Thiès de grâce fexeel ñu dugg ci télé numérique yi mën nga ko yomb na leen noonu lañ koy ñaanee le docteur Pape Amadou Ndiaye ministre parce que nañ ko wax ak seeni frères ya fa nekk donte le nag am na loo xam ñeneen ñoo ko moom ñu wax ko le président de la république Thiès daal soxla na télé ci 2021 bii ñu koy seetaan ku ci nekk loolu lañ amoon te aussi suñ ko deful danañ jàll seen kaw. d'accord merci ñu amoon mbégte lool donc di remercier bu baax a baax Baye Sidi moom tamit daf may nax rek lu ne yu rafet yi donc Baye Sidi donc boo wàccee ba Thiès TV en face di nga gis foofu donc fi nga xam ne rek moom mooy place am di yëngu lépp jëm ci wàllu lunette donc képp ku bëgg comme li may takk demal ci Baye Sidi donc yu extraordinaire la mais nag prix yu abordable la kon Baye Sidi ñu kontaan bu baax a baax ci teraanga gi boo ñëwee ba Thiès TV rek ci suuf di nga gis sa place am foofu di remercier bu baax a baax awa ci caméra bi seet ko ak Seydou El Hadj ci coordination bi Mouhamadou Lamine ci régie bi di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi ak jàmm jërë ngeen jëf.